jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci DTV 19h jot na xabaaru marax yi lu ci gën a fees bokk na ca ni lu jëm ci wàllum yoon ci biir Sénégal giléem njiitum réew mi président Macky Sall nee na kem kàttan dana ko def ba justice Sénégal dëgër waaye fekk ne itam justice bi tey jii am yëngu-yëngu ndax Assane Diouf ma daan tifaadi saaga dañ ko bàyyi mu génn kasoom ndaka noonu Ousseynou Diop it de woon ab élève daal dañ koy bàyyi moom itam génn na ca wet ga fekk na waa sudus si ñoom ñu ngi yëngu ak yëngal na ci gréew daañu ci ñëw ci biir xabaar na mu gën a yaatoo duna ca bokk élection 2019 yi El Hadji Malick Gakou du ca bokk parrainage ba moo ko gal fan ndax jéggiwu ko lu ni mel tax na Idi ak Maître Madické Niang ñoom dañoo jàll daañu ci ñëw ci biir xabaar yi leneen soxal UCAD tey jii yëngu-yëngu am na ci avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru askan wi seen kaddu jip jëm ci wàll gi nañu daal yoon bi ni ubbi ñoxor njaay étudiant yi baare yoon bi ëpp na daañ ci booy lu jëm ci CAF Awards yi nga xam te ne bi Égypte léegi mooy daal CAN bi nga xam te ne bi mooy am ci 2019 niskis faram fàcce gi boo xoolee li mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah tàmbali xabaaru marax yi jëm ci wàllum yoon ci biir Sénégal giléem président Macky Sall daal dinay ubbi li nga xam rek mooy rentrée solennelle bi nga xam te ne bi cours et tribunaux yi Sénégal yi ñoo koy amal muy kon liggéey bi daal di mën a tàmbali officiellement lu di mel président Sall la waxoon waxaat na ko ca mooy dina renforcer justice maanaam fexe daal ba justice bu Sénégal rawatina magistrat yi yu Sénégal gën a am doole moom seen bopp itam waaye li nga xam mooy congo yi leen ñen di congo ñoom magistrat yu Sénégal yi daañu ko fexee wàññi bu baax lépp luy aar dañu ko def ndaje moomee Codé Ndiaye fekkoon na ko reportage. président Macky Sall daal di sàmmanteeg ab tradition maanaam loo xamante ne ni lu fi yàgg la mu di rentrée solennelle cours de tribunaux ci bilee xew-xew nag njiitum réew mi daal di nag féddali njàppaleem ci magistrature bi loole ngir fexe ba justice bu Sénégal jouer rôle am ci ni mu waree. Elle me donne ainsi l'opportunité de réaffirmer mon attachement à une justice toujours plus efficace. tey ji tamit damay biralaat bu baax yéene bi ma am ngir gën a dooleel wàllum yoon ngir yoon gën a mën a dëppoog li askan bi am si wàllum mbébét si wàllum nekkin ak si koom te loolu sax day firndeel bu baax si taarixu politique ni muy doxee ak yéene bi ma am ngir gën a ñoŋal yoon ngir askan wi yëpp mën see jot rox si dool yi ñëpp mën a yem si kanamu yoon. afin de le rendre plus accessible, plus fiable et plus apte à garantir l'égalité de tous devant la loi. premier président cour suprême rafetlu bu baax jéego yi nga xamante ne ni njiitum réew mi amal na ko ci wàllu justice Badio Camara jàpp ni njiitu réew mi def na ay actes yu am solo jëmee ci justice. patiemment et inlassablement. maa ngi biral ne xaal nga yoon bi ñu war a jaar mu war noo yóbbu si dëgg-dëgg njëriñ yoon bu mucc ayib si biir réew bu mënta doon waaye tamit kóolute bi askan wi war a am si moom war a nekk mbégte ak i sag ngir démocratie bi ñu nekk. crédibilité est une vertu cardinale de la démocratie. mbirum protection données personnelles doon itam loo xamante ne ni fës na lool ci yile discours Ousmane Gueye doon conseiller ci cour d'appel bu Kaolack def nag ab exposé ngir nag xamal avantage yi nga xamante ne ni internet am na ko waaye itam inconvénient yi nga xamante ne ni mi ngi ci biir. Pour préserver les données à caractère personnel, la loi du 25 janvier 2008 a posé des principes essentiels applicables à tout traitement. mu mel nii tamit si wàllum traitement des données personnelles bi maanaam yoon li mu xalaat si nit yi li ñu moomal seen bopp jaarale ko si xarale yi yees yi lu war la waaye dafay laaj ay pexe yu bëri yu ñu war a lal te tamit jëmmal ko si wàllu woowee. applicable au traitement. Ces principes irriguent tout le processus de collecte et fixent les conditions de licéité des traitements. audience solennelle des cours de tribunaux moom nag moom mooy marqué ubbiteeg année judiciaire bi muy nag ab xew-xew boo xamante ne ni daal dinay dajale kàngam yi gën a màkk ci bopp réew mi yu ci mel ni premier ministre wala bokk président assemblée nationale. Codé Ndiaye jaajëf lu ni mel tax na Mamadou Badio Camara jibal na kàddoom ci mbirum justice sénégalaise yenn yi ñenn jàpp ni xëy na dafa am paxpaxloo
bu dee mbirum Khalifa Sall naam tudd turu Khalifa Sall waaye xaw naa laal mbiram ndax bu fekkente ni nee na lu jëm ci dossier ñi nekk ci kaso bi dañu koy gaawal bu fekkee nag dossier boo xam te ni bii ka mu soxal ma nga ca liberté am mën naa jël temps bu yàgg exemple kon kaw Khalifa Sall la tax ñu xaw koo gaawal lam nekk prison bokk na ca am na lu mu ca dénk ko Ndiaye. Les contentieux concernant des personnes en détention ont toujours fait dama bëgg a leeral na rek fii ci Cour suprême ñi nga xam ne dañoo nekk ci kaso yi ñooñu la seen mbir gën a jàmb ñooñu la ñuy lijjanti seeni mbir ba pare ci kaw ñi nga xam ne ñu ngi dox seeni soxla naka noonu tamit koo xam ne toog na ñeenti weer gannaaw buñ ko daanee Cour suprême war see sëg yi tamit mënuñoo wax ne loolu dafa gaaw loolu mun neen jàpp ne lu xel nangu la ndaxte ku nekk ci kaso la te tamit laaj na ñu sëgg ci ay mbiram te nekkoon ci yeneen anam sax mën neen wax ne lu yéex la lool lu waroon na mën a gën a gaaw la. D'autres circonstances on aurait pu considérer que ce délai est excessif. yooyu lay kàddu Mouhamadou Diallo moo ko doon tinki ci wolof jàll ci beneen mbir ba tey mbirum yoon ci Sénégal jàppale ni Assane Diouf yoon ñibbi na ko moom mi nga xam te ne bi moo daan tifaar ay saaga ci internet bi at nañu ko daal di koy may mu génn kaso waaye nag lanu ca gàll mooy am na lool ci télévision bi muy tudd ko muy génn ci li nga xam mooy écran wu télévision ci plateau invitation wala sax muy photo wala muy wax ci mbirum internet bi yooyu yëpp daal am na app boo xam te ne bii ci la koy mën a def bu ci yeggee ay avocat jàpp ne am nañu ndam waaye xeex bi dina wéyandi daañu ci ñëw léegi incha allah bala xibaar yi jeex ndax Oumar Danso fekke woon na procès ak it joxante wàllu gune mel ñu may xamal ne jàpp ni na kon ñu ànd ak Oumar Danso ci reportage. ginnaaw ba mu defee benn at ci kaso Assane Diouf dañ ko daal di libéré waaye tribunal correctionnel daf ko condamné ñaari at te dina tedd juróom-ñeenti weer pour kaddu yi ñaaw yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmale ko ci autorité yi ak diffusion de fausses nouvelles li nu mel avocat yi di ko ñaawlu. même bu fekkee ne loi bi nii la tëddee wante bu ñuy attee ni ñu neexee lañ koy tëralee kooku day wane que ne Sénégal fi ñu toll ku ne war ngaa tiit. ginnaaw boobu la daane tribunal jàpp na ne Assane Diouf dafa feebar ba tax na mu ngi sàkku ngir mu dem def ay examen psychiatrique mu nekk décision bi nga xamante ne dëppawul ak yoon bu ñu sukkandikoo ci avocat am. ñu ko jéem a toroxal pour wane que ne maanaam warul ndax dañ nekk na dem seeti docteur te yoon dafa nekk koo xam ne warul yoon amul sañ-sañu ko daan ko ba pare dellu daan ko. Assane Diouf dañ ko daal di tere tamit ngir mu def ay déclaration ci média yi ak dem ci ay manifestation publique daanaka dañ koo rey def ko néew ndax tere nañ ko mu fekk ay ndaje tere nañ ko mu wax rajo tere nañ ko mu wax télévision tere nañ ko mu feeñ télévision tere nañ ko mu feeñ ci ndaje kon boog tere nañ ko mu wax xalaatam même ci li nga xam ne que ci réew mi la ak li nga xam ne que noonu la réew mi di doxee. Maître Ciré Clédor Ly ak ñooñoom dinañ déposer ab recours ngir ñu respecter lépp li nga xamante ne mooy ak yelleefu Assane Diouf. kaneen ku nu bàyyi mu génn kaso mooy waxambaane bii di Ousseynou Diop moom itam yoon teen ko lox ay at booba ñaaw jëmee ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lam ca commenté woon mel ni ku ca ànd la ko yoon tege woon loxoom daal dina koy may moom itam bàyyi néggandikoon yi ay avocat rafet lu ko lool bokk na ca kenn ci avocat mi maître Ndeye Anta am na lu mu ca dénk suñu reporter Oumar Danso. bi may na ko liberté provisoire gannaaw bi ñu plaidé décision finale nag amagul waaye am nañ njort ne bu 22 jotee ñu war a joxe boobu décision dina nekk loo xamante ne nii lu favorable lay nekk ndax dans tous les cas bi ñu plaidé ba pare wane nañ ne liñ ko doon toppee mënul nekk nit koo xamante ne nii da ngay fëgg sa dënn di rafetlu wàllu terrorisme. Ousseynou Diop xam nañ ne étudiant la boo xamante ne amul benn façon connexion ak terrorisme wane nañ ko tey te yaakaar naa loolu tax na wane na may na juge bi mu may ñu bàyyi ndëkkandiku ba le 22 mu joxe décision finale am. ñaan bu ñu fàtte ne procureur moom parti la rek comme Ousseynou Diop ci biir procès bi donc dafa laaj ñu tëj ko ñetti at suñ ko tëjoon ñetti at tey sax day génn parce que tëdd na ñetti at mais yaakaar ne koo xamante ne daal li nga defoo ko. waruñu la daan ñetti at bien que tëdd nga ñetti at yi mais waruñu la ko daan ndax casier judiciaire rek
li ñu naan l'histoire retiendra au Sénégal vraiment ñaanuñu yàlla Ousseynou Diop mi nga xamante ne nii tey ñu ngi ko andi fii ñu koy condamné pour 3 ans. mu doon kenn ci avocat yiy layil Ousseynou Diop moomu la xibaar yi wéy ba tey wàllum yoon jamono ba àttee dee wéy fekk na waa SYTJUST moom ñu ngi ci ab grève SYTJUST mooy syndicat bi ëmb ñu liggéey ci wàllum yoon ci biir Sénégal ñoom nañ seen aw nekkin dafa tax lool nguur gi nunguwul sàmmay kàddoom moo tax ñu ngi ci ab xeex suñu reporter Anta Diédhiou def ab doxantu xool ndax grève bi lan lay yàq ci liggéey bi wala yàqul dara reportage. palais de justice bu Dakar bari lool ay nit yu fi ñëwoon ut si lu si mel ni casier judiciaire wala sax certificat de nationalité mu mel ni nag lu jafe lool ngir am ko ndax grève wu ñuy liggéey ci yoon. bon métti na jógee HLM Grand Yoff chaque matin nga ñëw pour benn casier bu ndaw ñu ne la ñu ngi grève neexul yàlla franchement neexul moom ba ci ñu ngi koy nakarlu bon depuis le vendredi benn casier bu ndaw nga déposé ko le vendredi nga jot ko à 14h wala soit à 15h ba léegi jot mun ma koo jot. jóge fële ca Grand Dakar ñëwoon aussi lii di certificat de nationalité waa ji nag war a ñibbiwaat noonu. dama doon jël si benn certificat de nationalité bu ma déposé woon pour ma cousin ku waroon déposé passeport. loolu moom lu ñuy ñaawlu trop la c'est métti na trop ci ñuy société bi en tant que tel. ba tax na sax lu ñuy ñaan groupe Sénégal mooy ni rek ñu xoolaat lii di jafe-jafey SYTJUST ngir mën a jàppale askan wi. maa ngi leen ñaan lu ñu mënti def muy état bi wala muy grévistes yi muy les travailleurs ñu bàyyi xel ñu société bi quoi. ñay liggéey ci yoon jàpp ñeenti fanu grève ngir rek ñàkk a jox cër lépp lu nu jot a xaatim ak nguur gi ba tax na sax seen grève boobee mu ngi sànk ñu ci bari ci askan wi. jaajëf soxna Anta Diédhiou xibaar yi wëy ba tey duñu génn guñ laal wàllum yoon ca Mbuur ay fan mi ngi nii am na fa benn waxambaane bu ñuy woowee El Hadji Gueye moom de la ñuy wax appareil génitalam maanaam la ca biir tubayam lan ni ci dagg yóbbu jaaxal na ko lool. nu mu demee ma ngay nettali donte sax ay xibaar doon na wax naan dafa ñàkk bakkanam waaye déedéet suñu correspondant ba ne ca diwaanu Mbuur def na doxant ba ca l'hôpital fekk na ko fa waxtaan na ak moom correspondance Mamadou Diop. lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari at la am moom nag mu nekk maçon fii ci Mbuur waaye moo ngi bàyyi ko ci dëkk bi di Koungheul nekk ci région bu Kaffrine moom nag amul soxna amul it doom moom nag ay nit ñoo ko fekkoon dal ci kawam ci quartier bi ñuy wax Saly Aérodrome te nekk ci commune bu Malicounda gannaaw bañ dalee ci kawam nag lépp li nga xam ne ay awram la dañ koo dagg yóbbu ko El Hadji moomu nag di dellusiwaat ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dal ci kawam. non man kenn maa fi nekkoon fi kanam gi daal di dagg si non doon dagg def rek waaw xam ni ko yóbbu den nag mu léegi ni ko yóbbu den non xamul ni ko daggee nag. moom nag bi ñu ko tàllalee suñu micro dellusiwaat na ci ni nga xam ne moom la dundee boobule agression. ma tuddoon di fekk fu ma tuddoon di nelaw nag may fanaanoon fan la ma teg te du def ma dem non dóor bi ma dagg non fu ma tuddoon rek la ma fekk ne waaw xalaat dama doon nelaw waaw man dama yeew na gis ko nag waaw non gis fa si kante ñaata nit la nekk déedéet xaw ma ñaata nit la. ay mbokkam ñoo ngi nekk ci wetam di ko saytul wér gi yaramam ñoom nag ñu wax ne dafa am feebaru xel waaye nag loolu teewu ko liggéey ngir mu mën a dund gu jaar yoon ñoom sax ñu gis ne ku doon def sacrifice moo waral ñu agressé ko ba yóbbu lépp li nga xam ne moo nekk ay awraam. nii boo ko gisee nii sacrifice rek nga ko mun a wax parce que bu fekkoon nitu problème la nga ne peut-être dafa joteeg nit mu agressé ko su fekkoon dafa nekk nit koo xam ne dafa am xaalis nga ne boobu dañ ko agression la pour jël ci moom dara mais su fekkoon it encore dañ koo gaañ bàyyi fa sexe bi nga ne bon peut-être accident la wala leen mais dañu emporté dañ ko mutiler yóbbu ko kon man mënuma wax ne leen lu dul sacrifice nga mën a. dañ koo dagg bàyyiwuñ fi dara waaw. yow gis nga ko. waaw man gis naa ko man médecin bi ma ko expliqué sax góoma ko dama ne ko xaaral ma xool ko mu ne ma demal nga yëkkati seer bi nga xool ko si laa dugg hôpital moo jëw yëkkati gis ko ñu dagg kenn gisu ko moom instant bi ñu toll nii. avenir am kay fi ñu toll nii moom li ñuy wax rek mais instant bi ñu toll nii avenir am. ci jamono yi waa gendarmerie ubbi nañu benn enquête ngir xam lan moo waral ñu dal ci kaw El Hadji waaye tamit ñu gis ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaaw teef gilee
mu mel ni kon fagaru mënta ñàkk jëm ci mbooleem góor ci biir Sénégal ndax nag dagg awra di yóbbu moom faaw pexe am ca na mu gën a gaawee ndax mënta nekk luy wéy xibaar yi wéy ci benn wàll ñu nga jëm ca Médina foofee jàppale ni kat ña fa doon nekk ay soxna doon daan seen dooleem ci yenn barab yi doona wax ni kat faaw dañu fa jógee maire ba moo wax lu ni mel déguerpissement mënta ñàkk ñoom nag nee ñu am na naxaru xol ndax dañ daan fay seen koppar ngir nekk fa Ramatoulaye Diouf demoon na seeti leen reportage. ci mbeddu Médina yi foofee ci rue 11 takk ay morso yu xonk ci seeni bopp ñoom ñu doon amal seen doxub ñaxtu nag police moo daal di tas ndaje bi ñoom ñooñee nag di liggéeyee foofu ñu ngi joxoñ kii di maire bu commune bi. ñëw na fi moom ci boppam mais ñun li muy wax ñun gëmuñu ko parce que njëkkoon na ko bëgg def na ko ay nit bëgg a jël fi nekk. léegi foofu mu bëgg a jël ñoom fi nekk da koy jaay te ñun xam nañ lépp. ñoo na fi naan dañ leen di wutal foo leen nekk pour ngeen nekk fa en attendant mais ñun gëmuñu ko. dañu am lu ñu metti ndax li tax dañu am lu ñu metti dañu yàgg fii maire bu nekk romb ñu na fii bàyyi liggéey ñu ñuy dooleel Bamba Fall ñëw nekk xale bu ndaw juddu barke démb nekk Médina di yàq sunu der xëy dal ci sunu kaw ne daf ñuy génnee loolu day yomb. lu toll ci juróom fukki at nekk ci boobee bërëb Babacar Thiaw moom jaaykatu bant la mi ngi xamle ne nag rewuñu benn yoon ngir jóge foofee ñu nekk. ñun weer wi dee 10 000 francs la ñu fay te noo tabax suñu place defar ko may na ko booba léegi mu xëy ñëw ne dañu fiy jëlee jox ko ñeneen waaw te fii li fi nekk mat ay étranger li fi nekk mat na ñaari junni nit wala lu mu ëpp ko. mu ñëwati daytu mu ne day toj douche bi pour bu tojee douche bi mën na jël ci douche bi mën a ramasser nun ñëpp mu bombate jël lu fi formation 15 jours. ba tax na ñuy woo ñii di autorités yi ngir ñu dimbali leen. nanguñu ko tey nanguñu ko suba noo ngi jooy ndimbal ci gouvernement bi ci Macky Sall noo ngi ko ci jooy di ko préfet ak sous-préfet ak ñëpp ñu leen ëpp doole ak ministère de l'intérieur ñu jàppale nu te yàlla tax. wante cordonnier bi moom lii la xamle. décision mooy dañuy toog fii reste liggéey. kenn mënuñoo teree toog fii reste liggéey gaa yëpp mànkoo nan jaral na sunu bakkan. ñoom ñu doon amal seen doxub ñaxtu pare nañ ngir teg seen bakkan ngir bañ a jóge ci yooyee bërëb wante nag bu ñu demee ca mairie bu Bamba Fall foofee nag ñu ñuy xamal ne maire bi rekk moo mën a wax ci bile mbir. jaajëf soxna Ramatoulaye Diouf xibaar yi ba tey ak xeetum ñaxtu. xam ngeen ni daanaka avenue Cheikh Anta Diop boobee la fay xew ci ay manifestation bari na étudiants yi saa yu meree pour génn ci mbedd mi moo ne léeg-léeg dem bi ak dikk bi galfanu kenn du dem kenn du dikk moo taxit ña fay yeewoo mbaa ñu jege ko lool seen xol jeex na ña ngay becc seen naxaru xol ci saa yu amee manifestation la muy yàq ci ab liggéey waaye tam tàllum koom-koom reportage Philomène Tine. ay jàppante nag amati nañ diggante étudiants ya fare ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak ñii di takk der yi loolu sax nasaxal na dem beeg dikk bi ci avenue Cheikh Anta Diop ba tax na ña fa yomb di jaar di ñaawlu torop loolee. étudiants yi bu ñuy grève rek ñun diñ si son ndaxte man maa ngi liggéey fii si Bergem mais bu ñu étudiant buy liggéey toujours lacrymogène day dugg suñu bureau duñu mun noyyi am na xale jigéen sax dañuy amee asthme dañuy dem daanu am na hôpital Fann bu fi nekk hôpital Abass Ndao am na yeneen clinique yu fi nekk hôpital université baa ngi nii ci biir. am na ay malades yoo xamante ni dañ leen transfert ñu am problème état bi ku si nekk rek na nga jël sa part responsable aussi tamit nga jéem bàyyi leen ndax leen population yi ñoo si souffrir. ñaar ñi nag kenn ki Guinéen la keneen ki congolais ñoom tamit defuñu lenn lu dul di naqarlu loolee. gis naa ne yoon bi dañu ko baare ñuy sànnante ay xeer ci ñoo xamante ne ni nag ñu ngi nekk ci daara yu kawe yi daanaka du yoon. en tout cas moi pour ma part ci bu mag la war nañu nag wut ay saafara ci mbir mi embouteillage yi dafay tar lool te tamit doy na waar baaxul benn yoon ci circulation bi suba teel gi problème yi du jeex la ñuy am te ñu ci bëri sax dañu ciy jaare di tardé. sëñ bi nag bëgg a doxi soxlaam wante xaw a tardé ndax dem beeg dikk bi nga xam ne sooxe na jàpp ne rek ñoom ñëpp la ñu war a joxoñ baaraamu tuuma. mu doon dem ministère nii donc am ay dossiers yu mu doon toppatoo mais malheureusement on est bloqué demuñu fenn ñoo ngi ni taxaw di xaar voilà muy noonu. je dirais que les responsabilités sont partagées les autorités les étudiants aussi il faut que kenn ku ci nekk def ci li nga xamante ne loolu nga war a def afin ñëpp nekk ci jàmm ñëpp gis seen bopp. rafetlu wuñ ko parce que du fait que boobu ba léegi ñu taxaw fa ça fait plus d'une heure de temps ñu taxaw bougé woon demuñu fenn. te dañu bàyyi liggéey am na ñeneen ñu war a dem def leneen ñay dem war a dem hôpital ba quelque chose comme ça mais malheureusement kenn mënul bouger ñëpp ngi toog.
étudiants yi fari ci université Cheikh Anta Diop nag ñu ngi naqarlu ay jafe-jafe yu ñuy jànkonteel lu ci mel ni rek ñàkk fay bourse yu ñu mat ñàkk sàmmonteeg lii di prise en charge médicalu étudiants yi ak di ñaawlu benn guichet képp bu ubbi ngir ñu fay mën di jëndee ay ticket restaurant ak yeneen jafe-jafe. léeg-léeg étudiants yi ci mbedd mi askan wi jàmbat xeexoo beeg xeetum lacrymogène yi naaw. waaye itam leneen lu ñu bari jàmbat mooy ñàkk xayub yenn sénégalais yi maanaam jàll calca gi foo ko takk romb na ko salte gi ëpp na ñoxor njaay ñi tuur mbalit ci mbedd mi poubelle yu fees bay tuur wala poubelle nekk sa wet nga sànni la ngay sànni ca suuf loolu lépp buñ ko xoolee dañuy wooye incivisme maanaam daal ñàkk bëgg sa réew dëgg-dëgg moo tax ñu bari jàpp ni jot nañu soppi doxalin reportage bu xóot bopp soxna Penda Badji di ab garage bu nga xamante ni boo fa teewee li ngay njëkk nemmeeku bokk na ci ñàkk cet ba fa am ay mbalit yu ñu teg ci kaw yoon yi boole ci xeet bu bon bu fa askan bi di noyyi mu doon nag ab situation ba ñu fa nekk di métitlu. xoolal mbalit mi yaa une petite trou ndox mi day kii nit ñi dañ fiy sotti seen i ceeb yi di def n'importe quoi douche yi da ngay gis ñu dugg waaye def lu la neex génn dem da ngay gis sax ku toll ci kaw. di sànni mbalit ci suuf. dafa salte lool kenn xamul nu mu mel nii mairie bi ñun dañuy fay juuti waaye mairie bi liggéeyu fi dara fii salte na bon na. ñàkkub wanag yu doy ci bile bërëb nga xam ni chauffeur bus Tata jaaykat ak it client ñëpp a fay faral di nekk mu doon nag beneen mbir bu yokku si ci seen i jafe-jafe. toilette yi doyul moom xoolal Petersen ni mu rëyee ak nit ñi fi nekk ñëpp toilette bi moo fi nekk ak bële. garage bi presque àdduna la xam nga li ma la wax. kon nag toilette yi waroon nañ fu ñu nekk toilette nekk fa mais toilette yi ñoo doyul léeg-léeg nit làqatu ci ginnaaw oto yi nii dem tuur ndox loolu yëpp mën na cee nekk. loole nag tax ba kenn si ñoom di sàkku ngir ñu dellu ci suñuy valeur. yar bu njëkk bi moo gën a civilisé ko yaru léegi te malgré léegi la yar bi waroon a gën a yaatu. kuy saw ci mbedd mi ngay saw boo lekkee sànni ci mbedd mi. bokk ci wàllu wér-gu-yaram du président wala moom mooy defar dëkk bi déedéet ñun ñoo war a defar gay mu set. ñu bëri ci askan bi jàpp ni ñàkkum civisme moo sooxee mbir mi lay lu ci munti am nag ñi ngi sàkku ci askan bi ngir ñu gën a delloo si seen xel su ko defee nag ñu mun a am ab dëkk bu set. coow ca mbedd ma ndax ñàkk xay gi waaye itam coow ci mbirum élection yi dëgmal lu koy indi mooy parrainage grand parti El Hadji Malick Gakou du ca bokk conseil constitutionnel nañu ko déedéet ndax say parrainage matul boobee fekk na Idi ak Madické Niang ñoom jàll nañu moo taxit coow la bari lool Malick Gakou na mu ko jàngatee reportage Adjara Ndiaye. Idrissa Seck ak Madické Niang ñoom nag bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoo validé seen parrainage mbir mi nag ki nga xam ne moo di mandataire wu waa parti réew mi jëlewu ko dara ndax xamoon nañu ca njëlbeen ni seen leader bi day jàll. yi ay caaxaan la ko. c'est ça la réalité aujourd'hui li ñu koy wax mooy lii na arrêté président de briguer la présidente de la République c'est quelque chose de sérieux tous les candidats qui ont des projets am ay projets bëgg ñëw wax ak Sénégal yi mais na arrêté affaire yi bàyyi leen ñu bokk. parce que teguñu ko ci yoon du ñu jubilé ci dara parce que lii dafa ñàkk fayda dafa delloo la démocratie du Sénégal vraiment derrière. farandoowu Madické yi nag ñoom di kontaan lool ci ni nga xam ni jàllee nañ ko ci étape bu njëkk bi. yàlla mi dara teewul alhamdulilah fexe nañu boo bi ñu ko seetaat ko conseil constitutionnel validé na dossier maître Madické Niang ndax am nañu plus de 4000 yoo xamante ne yi nee nañu conforme na baax na alors que li ñu doon wut ci à peu près ci 2000 la toll woon kon nag sant nañu bu baax alhamdulilah li ci des nag mooy fas yéene rester vigilant maanaam bañ a naagu ci dara. mu ñàkk bokkati ndax lu mu manqué ci ay parrainage Malick Gakou di ñaax ñi nga xam ne ñoo di militangam yi ñu gën a gëm li nga xam ne moo leen boole. 52 911 parrains le conseil constitutionnel wax ne moom la am kon nag manqué na as tuut pour que ñu mën a valider suñu ay parrainage kon nag ginnaaw bi ma sant yàlla maa ngi wax suma camarade yëpp ak képp ku ma doon jàppale valeurs yi nga xam ne nii moo taxoon ñu doon politique maanaam dignité ak valeur ak gëm Sénégal ak bëgg Sénégal moo tax ñu bàyyi ay privilèges loolu ñu doon def ak taxawaay boobu nañ ko continuer di ko def. fi mu ne nii nag carte gi leer na Gakou bokkatul Idi ak Madické wàll si ña fa desoon conseil constitutionnel nag àttu na ci mbir mi dafa seene nag jublu ci ñaareelu étape bi jëm ci wàllum présidentiel yu 2019 yi.
jaajëf soxna Adja Laye Ndiaye xibaar yi ci beneen mbir soxal wàllum sport Égypte léegi wér na mooy dalloo Coupe d'Afrique des Nations 2019 ci at mi kon lu koy indi mooy Cameroun moo ko waroon a organiser ay jëmtukaayam matewu kon Égypte léegi moo koy organiser ki jiite CAF daal dina koy xamle. dañ ci ñëwaat xool Égypte nu mu nar a taxawee ngir dalal li nga xam mooy CAN bi juróomi weer rek dox suñu diggante jongante bu mag boobule gëstu soxna Safiatou Koli. ñaari dëkk ñoo doon xëccoo waajtaayu Coupe d'Afrique des Nations waaye Égypte moo ko mujj jël ci kanamu Afrique du Sud. La CAF va travailler ginnaaw ba ma dégloo Roland Berger ginnaaw ba ma defee tamit ay analyse ci situation bi déglu tamit ñaari candidat yëpp gis na ni woote nañu te kanu jàpp ni moom moo war a dalal CAN 2019 bi mooy réew mi di Égypte. mbégte bi nag kenn mënu ko natt ci staff bu Égypte. tànn bi ñu tànn Égypte doonul sa mbetteel ci les journalistes yuy yëngu ci wàllum tàggat yaxam Égypte nekk na dëkk bu war a mën a dalal Coupe d'Afrique des Nations. Égypte organisé ko bettul kenn ndaxte Afrique du Sud jël ko fale ko parlement bi daje te délai bi gàtt na gàtt goo xamante ne bii nii CAF mënuloon xaar te nag ren Coupe d'Afrique bi dafa nar a ute juin lañ ko nar a joué ak juillet équipe yi ci nar a nekkatul 16 dañ ko yokk dafay am ay huitième de finale. Comme Égypte dëkku football la on peut dire que en prélude du meilleur joueur africain l'Égypte a gagné la Coupe du monde de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. waaye jéego yuy xaar boobule dëkk bu Mohamed Salah bëri na jëm ci wàllum insécurité waaye it climat bi. kon nag problème mu Égypte bi ci gën a rëy mooy ne sécurité bi nan lay def ba téye ko ba nga xamante ni bon durant le mois bi nga xamante ni moom la CAN bi di amee foofu du am yëngu-yëngu. Égypte am nag juróomi weer ngir waajal boobule Coupe d'Afrique bu nar a am sax ci fukki fan ak ñeent ci weerum juin jàpp fukki fan ak juróom ci weerum juillet 2019 ci réunion bi ñu amal biir Dakar comité bu CAF daal di rek jagleel organisation bu CAN 2021 dëkk bu Cameroun. ba tey ci wàllum CAF ak li nga xam mooy CAF Awards yi nga xam def na ko fii ci biir Sénégal da nga ni dem waxtu yu tembe Sénégal li nga xam mooy équipe bu 2002 doon nan laale ak légende yi nga xam te ni bii CAF moo leen tànn lu ni mel tax na jongante bi neexoon lool ñetti bal ci ñaar jongante bi tamit wonewaat dajalewaat jubóo it wonewaat feeñ foofee ci wàllu gu ni mel Mansour Sow fekke woon na ko reportage. François Bocandé ci digg stade Léopold Sédar Senghor bërëb bi doon bërëb bu mu miinoon lool yàgg fee def jaloore tey ji nag ñu koy delloo njukkal. ko war a sargal chaque année parce que moom ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo doon bokkandoo terrain bi ak ñoom ñooñu ñëpp dañu war a defal benn sargal bi di leen ko sargalee ñoom ñëpp di leen ko fàttali ko parce que amuñu dara lu dul ay xarit. ci benn l'équipe bi ñi fa tënku di ñi nga xam ne nag ñoom la ñu duppee légende de la confédération africaine de football ñu dajeek nag gaynde yu 2002 yi ci ab match de gala. donte bari woon na ci ñoom ñu seen kàttan wàññeeku lool buñ ko wéngaleek ca jamono ja ñu tollee seen diggu ndënd waaye lu jëm ci wàllum technique nag moom ku nekk di ci wane ne mënee. parce que gis nañu public bi fi ñu toll woon si ñun ba léegi ñoo ngi fa malgré que ñu ci bëree physique bi ñu amoon nekkatu fi mais mën nañu wax ni automatisme yi ñoo ngi fi ba léegi xel maa ngi fi mais le plus important mooy yu mel nii ñu koy gën di continuer tey pour Bocandé la incha allah suba mën na nekk pour Bruno Metsu wala feu Karim Seba bi Diouf mi fi jógee lii rek la leen desel parce que ñoom nit ñu nga xam ni leen rek la ñu bëggoon mooy Sénégal jëm kanam ci wàllu football. match la boo xam ni vraiment ndam du dem ndam du duggee match la boo xam ne match de gala la boo xam ni il faut ñu defal ko plaisir parce que loo xam ne dañ ko organiser FIFA nu mu tudd CAF du moins daal di ci tànn des joueurs yoo xam ne ce sont légendaires que ce soit en Afrique
que ce soit dans ce pays donc tànn nañu pour ñu joxe spectacle boobu defe naa sunu warugar mooy bu ñu ñëwee fii tey bañ a gaañote daal di joxe spectacle parce que kenn du gagné donc l'importance bi moo doon loolu ñun ñëpp ñu tase fàttaliku jamono toog di waxtaan. ba l'arbitre bi tasee match bi nag ñi tënku woon ci l'équipe bi nu duppee les légendes de la CAF ñoom ñoo jël raw gàddu gi ndax ñoom ñoo làpp gaynde yu Sénégal yi 3 ci 2. Mikayil Kojo-Estian moo dugal 2 but. Didier Drogba dugal 1. ci l'équipe bu Sénégal bi leen nag Salif Diao ak Mamadou Diallo ñoom ñoo dugal. jaajëf Mouhamadou Mansour Sow delluwaat di ñaanal lépp loo xam moo soxalee sport bu Sénégal lu koy suqalim ñu taxaw ca ba lépp mën a suqaliku ndax Sénégal soxal na comme Sénégal tam soxal na lu jëm ci fexe organiser Coupe d'Afrique ndax 92 ak léegi yàgg na xalif juddu woon nekk léegi ay mag lañu ci gisoon ñu Sénégal organiser Coupe d'Afrique kon jaadu na Sénégal dalloo wàll gu ni mel kon ñaanal Sénégal ci wàll googee moom ca avancé gërëm leen ci ànd beeg ñun lii moo la fla ci xibaaru marax yi dana amaat xabaar ni skis bu 20h jotee ci français Mouhamadou Diallo moo koy faram-fàccee ma jox leen rendez-vous bu 22h jotee ginnaaw sport beeg Sambou Biagui seen émission diisoo sama gan di professeur Babacar Gaye ñu xam ko mun bokk sax juróom-ñaari kàngam yi nga xam te ne bi ña nga ca conseil constitutionnel di fa teewal askanu Sénégal ngir ñu war a càmbar lu jëm ci wàllum parrainage bi mooy sama gan kon ba ci kanam incha allah bu 22h jotee jaa ngeen jëf. xarit yi ñu seetaan dal leen ak jàmm ci seen émission santé mag ku wax weeru décembre xel yépp dem ci bés bu ñuy màggal xeex lii di feebaru sida ci weer bi yépp dinañ amal ay xew-xew jëm ci gën a ñaax askan wi ci feebar bi de waaye tamit dinañ amal ay dépistage gratuit laata nag ñuy dugg ci suñu sujet ñu xool lan moo jot a xew ci actualité ci wàllum wergu yaram ci li jëm ci màggal téeméeri atu faculté médecine Ndakaaru amaloon na conférence bu njëkk ci li jëm ci wàllum ethnopharmacologie ak médecine traditionnelle mu doon ab occasion pour ñu ci yëngu ngir ñu sottante xalaat